أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ànd ak ñun ci ëtt bi di Hidayatul Wildan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tabarakallahu ñu ñëwaat ak yéen ci seen jotaayu Ramadan Mubarak ba tey di ci ànd ak seen mbokk al oustaz Baye Mor Leye macha allah nekk ba tey tabarakallahu ci waxtaan wi ñu doon waxtaan rek tabarakallahu bëgg ko continuer waaye tabarakallahu mottali ko te mooy waxtaan ci responsabilité bi nga xamante ne ndaw am na ko ci pénc keroog développé nañu lu bari ci wàllu diine ak cosaanal ndaw ci wàllu diine mais également loolu itam buñ ci jógee dañu war a dellu siwaat nag ci suñu pénc xool suñu ndaw yi pénc waaye tabaarakallaahu xool yar bi nga xamante ni moom la laaj ci ñoom waaye itam tabaarakallaahu lan la ñu war a jariñ seen réew su ko defee tabaarakallaahu foofu la ñuy dugg tey développé ci tuuti rek su ko defee dañu bàyyi Haj Baye Mor mu nuyoo ñu doog a tàmbale waxtaan bi bisimilah yaa seydi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haj Mansour ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul suñu koor ak suñu mbooleem xeetu jaamu yàlla yàlla may ñu fekkee ko ay déwéni déwén waaye di nuyu itam ñu ñuy seetaan ñëpp ci YouTube bi tabaarakallaahu keroog émission keroog bi réaction yi ci am yëpp gis nañ ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Haj Mansour. macha allah Haj Baye Mor xam naa continuité lay doon ci émission keroog bi bii dañ lay laaj maanaam ndaw bu paree nan la war a mel ndaw bu paree bu sottee nu mu war a mel pour ñu mën a wax ne ndaw lii ndaw lu sotti la. xanaa la yàlla waxoon ca asxaabul kahf ni fidyatun amanu bi rabbihum zidnaahum huda ndaw lu sotti daal mooy ndaw lu xam boroomam jiital ko bàyyi ko xel ci lu muy def waaye ginnaaw bi mu xamee yàlla subhaanahu wa taala jiital ko ci la muy def mu dëppale jëfam nag ak lay doxal société ba mu nekk ba nga xam ni dana amal boppam njëriñ amal société am njëriñ waaye amal diineem njëriñ ku mel ni daal Haj Mansour ci sama xam-xam bu gàtt war nañoo mën a jàpp ni kii daal ndaw lu sotti la. macha allah nga dugg nag ci affaire bu am solo ci muy wàllu société te léegi nag booy xool dafa am benn jàngoro boo xamante ni dafa am mooy maanaam ñun suñu réew ñu bare bari dañoo démissionné ci wàllu maanaam loo xamante ni si moo koy doxal lu koy ŋànk lu koy yóbbu ca kanam mën nañu wax ni ñu bare bari dañ ci démissionné ñenn ñi ay ndongo daara lañu gaa yi ñaare ñu nax leen ndongo daara waaw am na foo xamante ne moom mooy place am na loo xam ne mooy cëram te toujours damay dégg say waxtaan da ngay dugg ci lu mel noonu mooy des fois gars yi dafa am costume boo xamante ni dañ koy solal ndaw ñi pour mën leen écarter ci yenn affaire yi te loolu boo koy jàngat ci réew mi naka nga koy gisee ak ndaw ñi ni ñu xawee tardé ci côté. xam nga loolu lépp dafay ñàkk ci seen manque de lecture. parce que itam boo dee xool ci jardin d'enfants yi da ngay gis ñu bind ci atfaalul yawm amalul xëdd. waa léegi ki nga xam ne te ni bi moom la ñu ne moom mooy amalul xëdd. te li xew ci société bi yoonam nekku ci kon suñu jàppee ni ndaw li moom dafa war a am fu mu yem maanaam dañ koy canaliser rek ci benn cadre ni ko yow da ngay toog rek ñu lay dox ay directive defal nga def bàyyil nga def yow doo bañ doo bëgg xamoo lu xew yow ci sa bopp yaa war a xam ne war nga romb cadre boobu dafay jot nag nga fi yenn saa yi nga war a séq ay jéego ca instance yi ñuy jëlee décision ya nga toog fa bokk ci liy doxal penc mi di ci joxe sa xalaat ndax àddina bi yow yaa koy mujje mag ña ñoom seen wàllu wéy na kii wàllam wéy nag dafay soxla bu gestoo ci wetam gis koo xamante ne bi moo toll ci wàllam su fekkee dafa aju ci li nga wax sànq ci cadre ndonga daara yi surtout ñoom dafa am costume bu ñu leen solal moo di nii dama koy wax ak benn mbokk ma ne nitu daara Sénégal ñaar dañ ko tënk ci ñaar
ki mënagul dara ak ki mënam jeex ak ki maanaam jeex ci ñaar yooyu. ci ñaar yooyu lañ ko tënk liir bi judd na mënagul dara kaay tudd ko joxe kii bi waar ñu dem ñibbi waaw. kooku mënagul dara wax nga dëgg de. ak kii mënam jeex waa ji dee na tëral nañ ko sang ko kaay jullee ko ñaanal ko Kaay jullee yow boo paree nga dellu ki si dara toog ci yooyu rek lañ ko ci yooyu rek lañ ko soxla or moom li war a doxal penc mi daf ci am cër bu am solo bu mu ci war a joué dafa bokk ci réew mi su dul dara sax dafa nekk citoyen te ki nga xamante ni bii nekk na citoyen cim réew mais am na fay droit am na fay droit. waaye itam am na fay devoir te kon nag dafay jaadu ci ndongo daara bi mu xam ni itam nit ki li mu am ci réew mi du toog ñu jox ko ko mais dafay jóg def yitte def jéego pour jot ci li nga xamante ni bii wàllam la ci société bi mu man ko am ndax wabtaxi fi ma ataka allahu daral axira la ca yàlla teg mooy wala tansa nasibaka min ad-dunya comme àddina bi ci la ñuy dund dafay jaadu ci yow muy dund nga ànd ak jamono bi sayri zamanik sir ni sa jamono di doxee dafay jaadu nga ànd ak moom di doxee noonu su ko defee rek daara ji itam ñëpp la formé daara daf la formé ci lépp gis nga doomi daara pire ku xam ndono li am ci daara su génnee ci daara mën na jëflante ak penc yëpp parce que régulateur social bu mag bi mooy yonent bi sallallahu waaw alayhi parce wa que sallam. léegi nag kooku su fekkee mooy sa référence waaw. su penc moo duggati rek am nga fa place kon daara ji ñoom itam dañoo am nu mu tuddati cër bu rëy boo xam ne dañ ko am ci réew mi war ko doxal te cër boobu nag du dañuy toog fële naan dañoo desal daara yi gannaaw man dama contre loolu dafa jot nag waa daara jug dugg ci géew bi jóg dugg ci géew bi surtout. xam nga dañuy wax toujours ñu ni ku falu ci réew mi daaraa la fal ku falu ci réew mi daaraa la fal mais daara kañ lay falu moom waaw kañ lay falu. moom mii fale su fekkee ñi muy fal amaluñ ko njëriñ mais na jug moom pour falu pour falu. pour mais defal su fekkee boppam su fekkee dafa toog rek di xaar ñu koy defal ku mu saw ku ñu ni daaraa la fal boo ñëwee wéq daara léegi daara nag wax dëgg yàlla léegi day jot nag moom tam mu jéem a falu nag jéem a falu teel boppam yëf yi. téyel boppam yëf yi bu ko defee boobu ci lay gën a sottee ndax alquran subhanahu alquran bàyyiwul dara yow yaay xam wala nga ñàkk xam yow yaay dégg wala nga ñàkk dégg seetlu ko rek da ngay jàng benn aaya tey dégg ci benn affaire bu subaa nga jàng ko dégg leneen aaya bi changé wul même baat yi fi nekkoon ñoo fi nekk parce que alxuraan lañ mënta jeexal. déedéet alxuraan kenn mënu ko jeexal baxrun laa saaxila la kon nag ki génn ci daara ji li ma la waxoon sànq rek penc nga loolu moom moo mënta bu fekkee ne yow jàng nga téere bi ba mu jeex ñu toppal la ko ba mu jeex tafsiral la ko ba mu jeex ba tey ñu la alxuraan kenn mënu ko ba tey ñu jeexal la ca nga war a alxuraan kenn déggee mënu ko ni yëf ya day ballalaat leneen lu bokkul ak lu mu mu ballaloon c'est très important mais am na loo xamante ni da nga koy wax te damay wax ni toujours dafa mat di fàttali te ko rek wax nga ko ci biir émission bi mooy c'est-à-dire ñun dañu am crise ci wàllu référence te beneen bi mooy crise bi ñu am ci wàllu référence li ñu ko indil mooy dañoo fàtte ni référence bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee ci la référence ñàkkatul maanaam ki ngay topp yow li nga koy toppee mooy est-ce que mi ngi teg tànkam ci sunna man yaakaar naa problème mu ndaw ñi yu bari léegi li leen tardeel mooy topp benn nit boo xamante ni peut-être du leen yóbbu fenn quoi. xam nga loolu moom la ma waxoon keroog rek problème référence moom bu ñu ko kenn wax amuñu crise de référence référence bi moom mi ngi fi mooy yonent bi alayhi salaatu sallallahu wasalaam alayhi wa sallam. te costume la bu ñu rataayee ba mu jekk ñëw rek sol la kon su fekkente ni bii crise valeur la ñuy wax moom crise nu mu tuddati noo ko waxee sànq autoritaire la wala leneen la ñuy wax wala référence nañu seet benn keneen mais jullit bu mu amul loolu amul loolu. yonent bi daal tënk na loolu kon yow miy toppee yaay war a xam ki ngay topp ci yan base nga koy toppee su fekkee ci diine nga koy toppee nga xam ni yàlla subhanahu wa taala dafa la fay wàcce pour nga jaamu ko moom waaye wàcce bu la fi pour nga jaamu nit man sax xam nga fi may waxee mooy dafa am phénomène bu am quoi par exemple koo xamante ne tey nitu diine la doomu daara la am mbooloo. ci laay jëm mais des fois dafay yóbbu mbooloo bi. ci côté waaw am fu mu leen yóbbu quoi. ci laay jëm xam nga loolu lépp dafay nekk ci xeetu jaamu nit. parce que su fekkee da nga topp nit rek. sama buuma ngi sa baat fu la neex jëmeel te fi ma lay jëmet du fu baax du sotti léegi nag yow ki ngay topp da ngay xam ci yan base nga koy toppee. ba bu ëllëgee su wàccee base ya taxoon nga tànn ko nga mën ko fi ne ñu ko seeti leneen su dee ci cadre diine la noonu
su fekkee ci cadre politique nga bañ caa nekkee ak al toppe parce que politique itam idéologie la bu njëkk dafa amoon lu ñuy tuddee ay ci politique ay idéologie socialisme nu mu tuddee ci libéralisme nangam donte sax mën nga bañ a tënku ci idée yooyu mais yow daal sa politique su fekkee da ngay dugg ci politique na nga am cause boo xam ne yow da nga koy défendre ñu xam ne kii nii engagement politique am lii la mais du doon loo xam ne yow sa engagement politique nit la mais yow sa engagement politique engagement patriotique la war la doon boo xamante ni bii da nga ko war a def ci loo xamante ni bii réew mi war na cee amal njëriñ parce que bu amalee njëriñ réew mi rek yow dana la amal njëriñ mais su fekkee yow nga ci topp sa bopp ak kala neex su boobaa réew mi ngeen di sacrifier maa ngi koy wax ak benn mbokk bërki démb parce que boobu dañuy waxtaan mu ne ma réew mi am nit ñu mu indexé ni ñoo yàq réew mi man ko ñun ñëpp la waaw réew mi kenn yàq ko bàyyi ko ca des ñun ñëpp la léegi nag dafay jaadu ci ñun kenn ku ci nekk li tubaab di wax autocritique nga def ko toog xam ni li yàqu nga jàpp ni yow su ñëpp jàppee ni ñoo yàq rek defar bi day yomb mais su fekkee dañuy toog fële dañ doxal ñeenti ay baaraam parce que genre démission la quoi la effectivement démission maanaam da ngay gis ni nit ñi dañoo démissionné ci mbir mi surtout la jeunesse parce que peut-être ci jamono yi ñu gis ni am na ay tendance yoo xamante ne commencé na am parce que y a des leaders politiques xëy na peut-être yu bees yu ñëw ci langue bi yoo xamante ni am na ay changement yoo xamante ne andi nañ ko yoo xamante ne tabaarakallaahu tax na xëy na xale yi am yeneen gis-gis ak yeneen taxawaay mais boo xoolee da nga gis ni ba tey ci communication da ngay gis ni wàllam démission dafa am par exemple yow instance boo xamante ni ña fay nekk ñoom ñooy doxal sa àdduna maanaam la ñu bëgg moom ngay def fi ñu bëgg nga jaar fa moom ngay jaar te saa yu la tuddalee rek nga ne mbir moom dafa salte par exemple tey bu ñu nee politique rek nga ne politique affaire bu salte la politique c'est nangam te fekk yow toujours yow sa bopp yow yaay jóg dem jël ñooñu teg leen ci position boo xamante ni yaa leen jox pouvoir pour ñoom li nga bëgg mooy li nga wax sànq. jaay si duñ la rendee yow yaa leen ko jox yaa ngi leen di saaga te pourtant ñoom li ñu doon du luñ judduwaale du loo xamante ne luñ jàng ci école ba du diplôme yi ñu am mais ñëw la laaj la seen baat la nga jox leen loolu la rek maanaam moom la ñuy tuddee politicien bi tey. xam nga gis nga politique moom mënul bon. kii politique mooy bon wala mu baax. politicien bu mag bi man dama koy faral di wax mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam te yonent politique kat weesuwul lenn lu dul bàyyil lii ñëwal ci lii. te yonent bi loolu la nekkee woon. bi mu ñëwee daf fi fekk lu jaaduwul. mu ni lii fi nekk nii te baaxul. jaayante doole. ku man sa moroom duma. ku jekku sa alalu moroom jël. ñu nekk ci benn aalam xayawaan yi boo xamante ne bii kenn respecté wul benn règle. ku am doole daal yaay yilif ñëpp mooy mën a ci boobu. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw nii léegi nag penc mi nañ ko régulariser. nañu indi yoon. nañuy waxtaan. nañu tëral lu ñuy tuddee al adala ni ko yàlla subhaanahu wa taala bëggee. mu di ñun ñëpp ñu nekk ñoo xamante ni ci kanamu yoon ñoo ciy yem. liy doxal réew mi ñun ñëpp ñooy àndandoo xar suñu tànk tubéy dox ci ba réew mi mën a dox. mais loolu nag pour mu am il faut que ñu nangu lu ñu am maanaam lu ñuy tuddee qaid. looy gis guide daf ca baax. mu di benn personne morale boo xamante ni bii daf koy mate. background ba muy am daf koy jox kilifteefu. ñamu yilif wala ña koy dégg su waxee mën leen convaincre. mais loolu itam su amul problème day amaat. problème day am surtout. kon léegi politique boobu nag. ñun moom la ñu salteel léegi. ba mu nekk benn terrain boo xamante ne bii nit ku am valeur ku ci dugg sax dañ say mbokk dañ lay yedd. naan la lii du sa cër. lii war a cee dugg or que sa cër la. da nga cee war a dugg. xam nga da nga dugg da nga tudd sànq nga ni am na ay jeunes yu ñëw boo jëleen ku mel ni tey Ousmane Sonko. bi mu ñëwee ci terrain politique bi indi na benn xeetu changement maanaam yóbbu ko ci débat intellectuel. ba mu demee assemblée mais malheureusement fekkuñu ko ca. bu indee débat intellectuel ay saaga lañ koy topp. loolu itam il faut que les sens reconnaissent ces genres de valeurs quoi. loolu nag loolu c'est très important man toujours dama koy wax bul épingler les politiciens ba boo gisee benn nit boo xamante ni mu ngi doxal genre doxalin yooyu donte ànduloo ak moom te nga nekk nit koo xamante ni yow li la ñor mooy li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ci defar société am na koo xam ne au moins même bu incarné wul 100% sax am na benn 60% boo xamante ni indi na ko ci taabal ji loolu c'est quelque chose boo xamante war nañ ko di encourager quoi. effectivement. loolu nag dafa nekk loo xamante ne bii mënul ñàkk ci am penc.
ndax am penc mënul ñàkk ñu jóg di dox ci lu jagal penc mi waaye am penc itam mënul ñàkk ñu jóg di yàq ndax yàq ci kaw suuf daf fee yàgg kon waaye yàq li mu fi yàgg-yàgg itam defar noonu la fi yàggee kon ñaar ñooyu ñoo seq penc mi léegi nag politiciens yi dañuy séddale ko ñaar kii day ñëw politique am pour defar kii ñëw politique am pour yàq politicien bi nag mooy yàqkat bi ki nga xamante ni bi day politique pour l'intérêt de la nation kooku moom mooy yore politique bi nga xamante ni bii mooy politique bu baax bi moom la ñu war a suivre waaye nag ñun suñu penc moom ñun ma ko macha allah tabaarakallaahu xaj Baye Mor macha allah tabaarakallaahu indi na lu am solo tey itam ñu continuer woon ko ci waxtaan wi te mooy wan ndaw li ni ko am nga responsabilité boo xam ne am nga ko ci sa penc ni la diine soxlaa tabaarakallaahu aada soxla la cosaan soxla la réew mi noonu la soxlaa kenn ku ci nekk penc mu nekk am na loo xamante ne war na ko fa def te bu ñu jàngatee di nga gis ndaw loo xam ne dina ambitieux dina jóg dina taxaw dina def lépp wala nga gis doomu daara boo xam ne dina jàmbaar ci daara ji jàkka ji lépp mais problème bi mooy ñaari dañuy fàtte li nga xam ne moo ëmb loolu yëpp te bu loolu jagul yooyu yëpp du mën a jag ñu ngi jooy daara niñ ko sonalee ñu ngi jooy dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci gannaaw bëgg a rey daara ñu ngi jooy intérêt yi nga xamante ni tubaab bi moo koy dugal ci suñu réew pour faagaagal alxuraan nangam toujours ñuy jooy benn affaire mais problème bi loolu yëpp booy gis ñu koy jooy gisoo kenn koo xam ne teg na benn pas boo xam ne pour le contraire loolu la loolu tey ci la Hadj Baye Mor ñëwoon di ci yaatal et c'est très important parce que boo gisee li ñu waxtaane keroog waxtaane ndaw ak diine mais waxtaane histoire ndaw ak diine fi ñu jaar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu responsabilisé woon xale yi nekkoon ci wetam mu tudd ci keroog ñu am solo tabarakallahu Abdullah ibn Abbas tabarakallahu Seydina Ali ibn Abi Talib waaye sax ma dem ba ci au delà de là mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci temps bi nga xamante ne moom la ñuy wax la jeunesse ci la jotee li nga xamante ne moom la jot parce que ñu bare ñoo xamante ni si ñu ngi ko waroon ay papam lañu bi muy jóg di dem ci ñoom moom di taxoon mission bi metti torop mooy ñi fi fekk ay papam lañu kon nag yow ndaw li war nga xam toujours ni si époque boobu noonu ci la àdduna soxlaa ci la yàlla soxlaa mais ci la réew soxlaa ci la lépp soxlaa nga fexe def la part des choses maanaam bul nangu tey doo doon doomu daara bul nangu tey daara ji tere la def li sa penc laaj loo doon tey jii nii koo xamante ni penc mi moo la soxla bul nangu tey penc mi tere la def li daara laaj c'est-à-dire il faut nga équilibrer boobu nag moom lañ soxla toujours te y a des jeunes yoo xamante ne ay référence lañ ci affaire boobu toujours dama koy wax derrière lui muy Baye Mor bi nga xamante ne moom moo toog tey macha allah xale la boo xamante ni màcc xam-xamam ak xelam màcc na ci lu jëm ci wàllu woowu moo tax tey ñu dalaloon ko ngir mottali loolu macha allah su ko defee xaaj lan ngay tàggatooyee ak jeunesse bi nga xamante ni ñu ngi lay déglu pour dernier appel incha allah. tàggoo bi de du weesu sant leen yéen gërëm ñëpp. waaye xam nga ñun suñu penc dañu nekk ci pencu calmant. xam nga fan yi passé réew mi yëngu na léegi dañuy def nu mu tuddati financement jeunesse génne xaalis nangam. léegi nag xam nga itam daf ci am beneen tomb ci ñun suñu penc ñun xale yi. dañoo am sikk mooy lan. ñun jàpp nañu ñun ñëpp dañoo war a nekk milliardaire te loolu mënul nekk. surtout. àddina ñëpp mënuñu nekk milliardaire ñëpp mënuñu nekk millionnaire. il faut mu am ay patron. il faut mu am employé. il faut entreprise am ay gardien. il faut kër yi am ay mbindaan. te loolu pour mu am nu mu tuddati rang social yi. day wuute. mais bu ñëpp amee alal dootul safe. wallaahi. bu ñëpp amoon milliard adduna bi day xëy gaare. day gaare wallaahi. amatul benn valeur kon milliard dootul am valeur. gis nga li milliard di am li milliard di garaaw di fort nii. li mu raar a tax rek. 1000 francs boo ko tuddee doo am benn problème parce que dafa kiiwul bariwul. waaye milliard li mu raar. moo tax mu kii léegi nag kon dafay jaadu rek. àddina moom ala kulli xaal mën na gudd mën na wiiri waaye wërsëg bi doomu aadama war a am moom. wa ala kulli xaal dana ñëw. mooy la boroom Ibnu Ata'illaah waxoon ca kee nu mu tudd xikam. ne am na nu mu ko waxee de. ca ijtihaaduka ala ma damina laka. wa taqsiruka على ما أمرك دليل على انتماس البصيرة عليك
mu di li nga xamante ni bii yàlla daf la ko garanti li leer na ko ni lii moom dina ñëw bu taxee nag loolu nga xam ne yàlla garanti na ko ni dina ñëw par force bu taxee nga sàggane li nga xamante ni bii moom la yàlla sant loolu dafay wane ni sa xol muuru na ci leer wallaay dëgg la waaye soo gëmee loolu rek sa wërsëg di nga ko dabu naam ndax moom la boroom xam-xam yi di tudde al axd bil asbaab mooy nga jug di wëri sa wërsëg fu mu nekk waaye bis bu jotee yàlla rek conduire boppam ba nga yegg fa waaye loolu tam nag bu mu nekk lay ci suñu ñi ñu war a jiite ndax ñu ba tax li ñu conditions yi ñu war a créer pour nit ñi am lu ñu xëyee ñu war ko bañ ko def léegi rek ci tafsir bi Seex Suleymaan di tafsir aaya bi ci isibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimaat fa atammahunna qaala mu ko waxe inni jaaluka linnaasi imaaman bi ma koy xalaat man dama ci dégg beneen prix moo di xam nga ci léegi jamono fi jamono toll foofu la sama xel dem moo di nit ki jàng ba pare am ay diplôme am te gisul fu mu exercer li mu jàng parce que yàlla subhanahu wa taala wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimat ba mu ko jàngaloo maanaam ba mu ko foofu ba ma koy fiiree noonu dama naan ba mu ko jàngaloo ba pare ba mu jàngaloo moom Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ba mu am ay diplôme am ba noppi lu mu ko wax inni jaa'iluka linnaasi imaama danaa la wutal emploi waaye waxu ko boo paree da nga demal nga wëri de waaw du ko jox emploi mais daf ko jox emploi loolu liñ ci war a dégg mooy ki nga xamante ni dañ ko jàngaloo ba mu pare état am na prérogative mu créer ay conditions yoo xamante ni su paree moom ma jàng ba pare surtout koo jàngaloo parce que loolu itam c'est très important maanaam xam nga tey jii nii y a des kii yoo xamante ne comme tey waa UNESCO ak yu demee noonu teg seen ay projets yoo xamante ne pour zéro analphabète maanaam ñun ñooy exiger nit ñi ñëpp dañoo war a jàng kon nag loolu itam war na ànd ak li nga wax inni jaa'iluka linnaasi imaaman comme na nga ko waxee maanaam responsabiliser ki nga jàngaloo comme yaa ko jàngaloo ba pare xam nga UNESCO ak yooyu sax ñoom ñoo ñuy wax li ñu war a jàng parce que ñoom dañu fekk ñu jàng yàlla digal ñu ko ba noppi ñun bu ñuy jàng dafa fekk ni yàlla subhaanahu wa taala loolu la digle li ñuy wax yëpp waxi yàlla junu sotti la kon ca référence yàlla joxe woon la ñuy delluwaat waaye li ma ci namm daal inni jaa'iluka linnaasi imaaman mooy ki jàng ba pare bu ñëwee dañ ko jiital ca la mu jàng waaye jàngi ba ñëw ñu teg la fële jël cuune ya boobu itam beneen problème la mooy li ma doon wax xeroog rek ci li ñuy tuddee ci delluwaat ci cadre daara yi ñu ni modernisation des daara ma ni jaar daara kañ la ñàkk moderne xoolal évolution bi àddina am jamono bi nga xamante ni bii ay néegi sëngal am daara ci néegi sëngal la dëkkoon jamono biñ de àddina doxee ba ay bâtiment am daara nekk na ci ay bâtiment bi jamono doxee ba terrasse yi jóg étage yi taxaw daara yaa ngi ci étage yi kon daara dafay dox ànd ak jamono moom soxlawul fu ñu koy moderniser moom ci modernisation moom daf ko judduwaale ñun la daara yi ñun voilà daf ko judduwaale la preuve mi ngi ni daara la ñu nekk fi ñu nekk ci daara la ñu nekk bari na école bu état tabax li am fii am kon ma ngoog ay modernisation daara ay kii la rek kalimatu xaqin urida dañ ko bàyyi daal daara moom nañ ko liñ ci moderniser amul ba moderne yàgg na macha allah xam naa kooku daañ ci jël waxtaan spécial ci li jëm ci wàllu daara incha allah su ko defee xaaj Baye Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm di la sant waaye di jaajëfal mbokk yi ñu doon topp yëpp ci seen bii di Hidayatul Wildan de ñaan itam incha allah ngeen yokk abonné yi yokk partagé yi ndax Hidayatul Wildan ëtt la boo xamante ni ay ndaw ñoom ñoo ca nekk tabarakallahu te lenn rek moom mooy seen yitte mooy naka la ñuy fexe ba dajale ndaw ñi nga xamante ni tabarakallahu ñëpp njub ñor na leen ñu àndandoo fexe ba xeeñtu li nga xamante ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ci njàngale bàyyi ko fi ci ay digle waaye bàyyi ko fi ci ay tracé yu leer ñu àndandoo jaar ci te mooy njub tabarakallahu yal na yàlla taxaw yal na yàlla sàmm ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp de ñaan ngeen yokk abonné yi ak partagé yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh